ay scandale financier yoo xamante ni fekk naa ko ci dëkk bi ñu bëri tinu nañ ma ci, ñu bëri wax nañoo ak man, ñu bëree bëri nee nañ ma bu ci wax, mais est-ce que mën naa ci noppi? mais su ma ci noppee di complice. dafa am benn entreprise bu gagné benn marché mobilier et matériel administratif en 2021 xaalis boobu mi ngi toll ci 19 974 450 francs CFA. entreprise bi gagné marché bi ni day meubler waat mairie Thiès bu koy maire yi di waxee meubler ci kër yi di defaraat meuble yi, indi ay taabal, indi ay chaise, defaraat ay télévision, mairie bi rafet, muy 19 974 450 francs CFA. moom mu def ci ay pexe exécuter marché bi, jël xaalis bi def ci poosam, wuti ay faux PV yoo xamante ni ñuy liggéey mairie ñoo ko liggéeyal, bindal ko ni ko yow yaa gagné marché bi, indi nga matériel bi, installé nga matériel bi, ci lépp ay kàcc la, benn chaise bu gën a ndaw duggul mairie. dernier équipement bi am mairie c'était 2014. waaw nit ko am barke jàpp nga ne am nga barke ci dëkk bi ba mën a gagné marché 19 974 000 francs, bari ay pexe encaissé xaalis bi def ci sa poche, bari ay pexe jël ay pauvres travailleurs nga signé loon ay faux PV de réception ni matériel bi ñëw na, nga ni yow am nga barke ba loolu kenn du ko wax. ku ma ko mën a tee wax nekkul ci dëkk bi, je le dirai, je le dénoncerai, je le combattrai. Je lui ai dit ak ña tax ci dossier bi yëpp ña ñuy yónni, le seul compromis que je peux faire sur cette affaire mooy qu'il rembourse jusqu'au dernier centime. C'est le seul compromis que je peux faire. benn compromis laa am ci dossier boobu bu ma depuis 2 mois maa ngi ay pourparlers ak ñoom, dañuy jàppoon ni damay caaxaan. benn compromis laa ci mën a def mooy xaalis bi ñu jël ñu remboursé ko. waaw xaalis bi ñu jël travailleurs les pauvres ñu signalé leen ay papiers, ñëpp dama leen a woo sama bureau laaj leen, ñu ne ma dañ leen a indil ay papiers ni leen signé leen. am na ci ku jigéen koo xam xaw tuuti sax mu jooy tuuti, mu ni dañ ko indil papier ni ko signeel, moom mu signé. ma waxtaan ak suma avocat mu ni ma liñ la wax na ko huissier consigné, huissier bi dem, ñoom ñu bañ. lañ ma wax sama bureau nag wuñ ko wax huissier parce que xam naa ni dañ leen ko digal. ma jox leen demande d'explication, ñu bañ ni duñu répondre demande d'explication bi ba date bi expiré. ma wax ak suma secrétaire général parce que comme mooy chef de l'administration, ma ne ko waxal ak travailleurs yi parce que am na foo xamante ni bëgguma fa yegg ak ñoom 4 la bu ñu répondrewul sama demande d'explication dinaa suspendre leur salaire. bi ñu xamee ni caaxaanuma ñu doog a répondre demande d'explication boobu. muy c'est du faux, c'est un marché fictif. marché boobu ak ñi ci taq ak fournisseur bi nga xam moo ko gagné, benn compromis moo mën a am mooy xaalis boobu ñu restituer ko jusqu'au dernier centime. waaye loolu am na lu ko gën a garaaw. loolu li muy garaaw yépp am na lu ko gën a garaaw. li ko gën a garaaw
xam ngeen lan la ndax jàpp naa ni lu nit bëgg-bëgg alal war fee mën a bàyyi cimetière yi nag ndax ñun ñëpp fa lañ jëm waaw lu nit bëgg xaalis war fee mën a bàyyi cimetière yi même booy jël alalu waa Thiès ñiy dund waaye ñi dee nga mën leen a muñal sax. mairie Thiès defar benn marché cimetière cité Balabé 2 benn mur boo xam dañ ko war a tabax mur bi benn côté bi mairie Thiès Est moo ko war a tabax li ci des ñu war ko yeggale mairie ville moo ko war a tabax ñi lancé benn marché boobu mi ngi toll ci 19 millions gars yi moom ñu bëgg chiffre 19 la ci scandale yi moom $19,937,280 francs 19,937,280 francs tabax muru cimetière bu njamoon foofu du garaw aka ñoo bari pexe mais suñu sëriñ bu mag ba maam Cheikh Ahmad Tijane si daf ni bari pexe nekk ci ak njuba ko gën a wóor léeg-léeg nit bari pexe lool am expérience lool ñu koy defal ay certificat muy dem ci àdduna ba fu ne bari pexe waaye gis nga pexe yooyu musiba la bu nekkul ci ak njub yàlla nañu yàlla dimbali delloo si ci ñu ak njub yoonu siraatal mustaqim bu ñu ci nekkul yàlla nañu yàlla dimbali gide ñu delloo si ñu ci yoon woowu ñu exécuter marché boobu loolu mooy lan mooy gaay yi wut nañ seeni papier ñoom nee nañu cimetière yi nekk Balabé ñoom nee nañu tabax nañ ko nee nañu ciment ba saf na nee nañu fer ba mat na nee nañu mool ya doy nañu nee nañu maçon ya def nañu seen liggéey ba cimetière ya tabax nañu ko ba mu pare ñoom ñëw nañu indi seeni papier duggaat mairie jaaraat ñi ñu jaaroon ñu signé leen te ñi leen di signé génnuñu mairie de ñoom ña nga toog ci seeni bureau ni leen macha allah liggéey bi rafet na ciment bi doy na fer bi doy na maçon yi mën nañoo tabax liggéey bi mat na ñu signé leen ko ñu jël xaalis ba lekk dem seen yoon. te tey ku mu weddi li may wax bu la neexee soo génnee fii nga dem ci cimetière yi cité Balabé waaw ñi ne ma naa noppi loolu mais fan lañ ko teg mais loolu su ma ko noppee di naafeq su ma ko noppee di complice ñi ne ma bu ma ko wax ñi ni kenn du ko fi waxe je leur ai dit benn compromis laa ci mën mooy xaalis bi ñu jël muy 19,937,280 francs qu'il rembourse jusqu'au dernier centime c'est le seul compromis. Huissier bi dem na fa constaté ko tous les dossiers sont avec nous. Désormais, c'est Maître Moussa Sarr qui va défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr, le grand avocat, mooy défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr. Muy le matériel du mobilier, muy les cimetières, nous allons engager une action judiciaire. Dem ak ñoom ci yoon auprès du procureur de la République. Soit ñu rembourser xaalis bi soit ñu porter leen plainte barke yëggul nag ci Thiès barke yëggul nga décaisser xaalis lekk def ci sa poos dem te kenn du ko wax loolu barke yëggu gu fi ci dëkk bi loolu dama ci bëgg a leer scandale yooyu mi ngi fi
ci yenn yi nga xamante ni jukki na ko. su ngeen xoolee dinañ la ni Thiès amul koom-koom, dinañ leen ni Thiès dëkk bu ndóol la. ndekete mbir yi suñ ko jaaraloon ci yoon, ci yorin wu rafet, am na 412 millions 545 mille francs yoo xam ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès loo xamante ni ci propriété communale kese lay jóge. am na lu toll ci 225 millions 777 mille francs 886 francs yoo xamante ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès loo xamante ni ci impôts communaux yi lay jóge, muy 638 millions yoo xamante ni chaque année day nax saay, yoo xamante ni ay pexe yu simple Thiès mën na ko récupérer dugalaat ko ci dëkk bi. loolu su ngeen xoolee fi dëkk bi toll ci ay jafe-jafe, ci budget bu néew doole, ci dëkk bu lëndëm, ci dëkk bu amul sécurité, ci dëkk bu tilimoon, ci yu bari yoo xam mairie dafa waroon a taxaw ci Thiès waaye gisuñu mairie. li muy jafe-jafe ñun nag dafa nekk un défi, mooy dañu ñu fal ngir ñu taxaw ci défi yooyu. kon Thiès amul problème économique, du problème bi am Thiès, c'est un problème de gouvernance. waaw nan la ñuy yore yorin wu set, yorin wu sell, yorin woo xamante ni li fi nekk ku si néew ci alal ñi def ko fa mu war a nekk. koo fi indi rek muy borom xam-xam, muy universitaire, nga dox ak moom ci dëkk bi, nga wax ko mu indi bu duggee gis li nekk ci dëkk bi ci potentiel, dañuy Thiès yéen waru leen a jooy. mais bu leen mere kenn, mere leen seen bopp, soxla wu leen kenn pour demal seen bopp, parce que le potentiel est énorme. mais le problème que nous avons muy problème mu gouvernance, problème mu yorin. loolu moo tax mairie bi fas yéene ci taxaw bu baax a baax. loolu am na ay jéego yu ñu ci def, parce que dem naa fi mission université bu Thiès pour ñu jàppale ñu ngir ñu taxaw. dem naa trésor, dem naa impôt et domaine, waxtaan ak ñoom. ñëpp conscient nañ ni le potentiel est énorme au niveau de Thiès. loolu moo tax samedi bii ñu jëm ak dimanche muy 21 ak 22 dinañ def atelier bu mag jagleel ko ci mobilisation des ressources financières fii ci Thiès. woo ci ay boroomi xam-xam, woo ci doomi Thiès, woo ci service impôt, service état bi, parce que il faut dëkk bi dundaat. pour mu dundaat foog dëkk bi am alal, comme alal